yerwago jabar wan ge jadana 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 yerwago mbokk téléspectateurs yi ñu ngi fi Alba TV la première chaîne ITV tey ñu ngi waat si émission Takk Ngembo ñëw seet si fii benn promoteur dalaa ko ñu fas yéene waxtaan si làmb buñ ko waxee yaatu na voilà tey ñu ñëwoon fi seeti si ko waxtaan ak moom sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di la ziar bu baax a baax a baax. bu ne la promoteur yow yaay kan. waaw ginnaaw ban sante yàlla julli ci Yonent bi ñi ngi amaan mbégte bu baax a baax a baax si tey waa Al TV Alba TV ñëw fii tey seet si promoteur Serigne Cheikh Niang le promoteur de la jeunesse gars yi naam le promoteur tous les temps. waaw mooy jëmm ji. waaw sëñ Cheikh. ñu di la ziar bu wér. waaw ñun dañoo gis làmbu Thiès nan nga gisee actuellement ne làmbu Thiès fan la toll. waaw dañuy amaan mbégte tey jii comme li ñu koy faral di wax rek ndax tey bu ñu ñëwee tey seet si ma en tant que promoteur di yëngu si làmb xam làmb fi mu toll démarré ak fi mu toll tey làmb tey jii fi mu toll am na tuuti ay gàllankoor yi ci nekk yu bëree bëri yoo xam ne bu naan kees làmb Sénégal kees tey jii am na ci wàll waaye guddi yi ñu toll moom làmb am na suuxe bu baax a baax a baax. soxna bi lu lan la doon. waaw maanaam tey làmb kees booy xool dañ naan sponsor dañ naan mbër mi nga xamante ni tey bu ngemboo ay mbokkam topp nañ ko waaw tey li lu bari daa xaw a manqué kees maanaam tey booy xool bu muudu anta la tiik de xanaa kees la waa buy jukki di war a dem kees tey ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu nekk ci dëkk bi war koo mën a jàppale tey xool ko bu defee sorti bala moo defaa sorti moyen yi ak tamit connaissance bi day xaw am manqué si moom moo tax daal làmb xaw a suuxee xeet ne boo xoolee Dakar làmb ni mu fay doxee tey nduwut ak kees waaw loolu daal sentir nañ ko si làmb sentir nañ ko tamit si kees ñu nii di ay promoteur bu ñu demee ba waajal ay làmb tëggal ay journée yu mag bisi yenn saa yi ñuy jàpp ay juróomi date ñeenti date yàlla di dogal tey ñaari date da leen ci am kon làmb suuxee na ay jamono nag làmb doxoon na lool ndax bari woon na lool mbapat tamit moo tax ñu ne làmb suuxee na ndax rarement ngay gis mbapat ci kees. voilà loolu lu may intéressé la. si point boobu nga laal. muy mbapat dafa raar si Thiès. bu njëkk ba da nga naa gis ne champion yi ngi lëkkale kaw si mbapat. ñu gis ne une bout de temps boo xamante ni mbapat dafa ñëw changé. moo mbapat dañ koy organiser. dem jël fee benn lutteur. jël fee beneen lutteur ñu bëree grand combat bi. bu njëkk ba loolu amul woon. dañ doon wax mbapat am na nga ñëw bind lourd kii bind léger. lourd yu bëree fee léger bëree fee après ñu dajeeg final après ku gagné raw gàddu la doon. mais léegi mbapat gis nañ dafa changé. loolu yéen si promoteur yi yéen a ko imposé wala na la demee noonu. waaw c'est que boo gisee naan mbapat changé na tey jii loolu xaw a fay tuuti bu njëkk loo amoon rek tëgg làmb waaye boo xoolee budget bi ngay def si combat simple yi fra bi nommé yi doo ko defee si combat mbapat yi day tolloo te booy xool mbëri bu ñuy jug mbapat bu njëkk mbër biy jug ñaari cumukaay mi lay àndal ñëw bëre si nga gis lu rëy gis ay bëre gis ay tuus yu neex waaye boo xoolee financement bi ngay def si combat fra bi doo ko defee si combat mbapat yi day mel dañuy xaw a méngoo. loolu tax ñu ne comme dañuy financé yenn prix yi si làmb si mbapat yi na nga ko def kon si làmb ji def ay nommé ndax boo xoolee tey jii barki dem maa ngi koy wax Cheikh Mbacke Mbaye mbapat mi ma njëkk a tëgg maa ngi teg juróom-ñaari potemeew boobu mi ngi jël 250 ma teg juróom-ñaari potemeew bi teg si potemeew bu ne libre suukar waaye mbër yooyu doon bëri si mbapat yi tey jii ñoo fipp ni ku leen fayu 500 duñu bëri rey mbapat moom ba mbapat dee moom mbapat kees moom dañ koo rey ndax damaa jàpp ni sax loolu mooy dund ab dëkk loolu mooy tax làmb xaw a dekkiwaat
waaye mbapat moom fi ne saa ni si cadre boobu daal moo tax mbapat dee frais organisation bi ngay fay si mbapat mi boo ko fay si combat nommé yi di nga dem te teewul di nga mën a am dara si la combat nommé yi daal loolu tax mbapat xaw a dee. est-ce que loolu mi ngi dundal làmb Thiès est-ce que ni ngay waxee ne Modou Anta comme nu mu nekkee champion ñu ko nominé bala moo génnaat mu xaw a metti si moom est-ce que ginnaaw Modou Anta yeneen champion dina mën a génn parce que Modou Anta boo xoolee dafa ëpp làmb Thiès dafa mbapat Thiès mbapat lu wër Thiès du dëgg guy gi xam dafa nekk fii de tout près da daan jógee Thiénaba ñëw fii di mbapat bari ngay gis fii tey bari yi xam ne ñi ngi tam di ubaleen Dakar wala di jóge si région yi di dem Dakar dañ doon mbapat man kon nan la champion mën a génnaatee Thiès bu fekkee mbapat amul waaw mbapat ba tey am na ndax boo xoolee mbër yu bari tey jii bu leen di tëgg ñun si mbapat lañ leen di xoolee ñuy bëree di bëri lu neex amateurs yi boole leen mbapat manqué wul kees waaye mbër yi ñu ngi génn di wuti ji di mbapat ji si àll bi yenn saa yi ñu jékki-jékki ñu ne Bambey tëgg na mbapat mbëri kees yi génn dem bëri ji foofu te boo nee Bambey ni kees yenn saa yi ñu ne Tivaouane am na mbapat mi fa nekk ñu dem fa bëri ji fa yooyu moo tax tey jii bu mu wëlbati ko day ñibbi si ñoom dem seeti leen jox leen ay combat nommé moo tax daal mbapat daal jàpp naa ne tamit mbër yooyu di bëri ji mbapat ñoom tamit ñu ngi jéem a fexe di bëri arène comme ni ko Modou Anta defee rek ndax daa prouvé si mbapat ba am tolluwaay bi doo ko dugg si arène bi li nga wax tamit dëgg la ndax mbër moom ba nga naan naam danga say nekk loolu moom maa ngi la koy gën a conseillé ndax tey ji mbër yu bëri boo leen dugalee si arène bi te mbapatuñu bu xësee ba léewtoo ba xeex commencé di nga xàmmee mbër mu di waaw di nga xàmmee mbër bu mbapat mi am mbër mu dul mbapat ndax mbëru mbappat mi day yor pour jàpp bu jàppee mbappat moom la xam mbër bi nga xam du mbappat nag xeexkan la moom day bañ jàppante bi loolu différence boobu tamit dina am si combat arène yi moo tax na mbër daal na nga mbappat ndax xeex moom mënoo koo topp rek ba daan si mbër non loolu daal moom tax mbappat bi daal mbër yaa ngi génn di mbappat ji ci àll bi waaye kees gii nu dëkk moom mbappat dafay dee moom waaw mbappat moom dafay dee. voilà mbokk téléspectateurs yi dégg nga li sa waay wax promoteur bi nee na làmb dee na Thiès surtout mbapat kon na xale yi takkaat ngeen muy dugal si àll bi mbapat làmb dekkiwaat Thiès pour ay champion mën a génn yéen est-ce que moo leen si pas de responsabilité waaw pas de responsabilité bu ñu si am weesu maanaam nu ni sabu saison ibbee ñu bëgg a taxawal ay mbapat ci kees waaye mbër yi ñooy imposé ni ay combat nommé li ñuy bëri boo tëggee tey mbapat amaana juróom-benni mbër mooy bindu te loolu day mel ni pertement lay doon. est-ce que li ngeen teg tamit baax na jar na ko. waaw ndax boo xoolee mbapat moom boo génnee si àll bi li àll bi teg moom lu dëkk bi rek ndax maa ngi jàpp ni Sidi Diakhaté sax mi ngi waaj a tëgg benn tournoi 2 millions la teg waaw maa ngi jégul si publicité bi waaye teg na 2 millions la 7 fii si stade de Maniang soirée waaye xoola ñun ñi tamit bu fekkee dañuy tëgg ay mbapat ñun promoteurs yi leen di teg dañuy génne ñaari nag teg moom mooy àll bi moom la ñuy teg waaye boo tegee ñaari nag mbëru àll bi donc ñoo ñëw bëri si ko kon dañuy préféré ñun tamit dootul def teg mbapat mi dañuy ñëw si combat namee rek di tëgg arène waaw ndax bu dee arène moom mbër moo fi seet si moom tey ji danaa pare naa pour bëri waaye bu dee mbapat mi moom boo ko doon def si rajo bi di ko publicité suba ngoon boo xëyee mbëru àll bi ñoo ñëw bëri si ko jël àll loolu yóbbu te loolu tamit waa Kees dañ ko war a bàyyi dañ ko war a bañ bu baax a baax loolu daal moo tax ñu ne mbapat dee na Kees. kon champion nekk Thiès kon nañu takkaat ngemb yi. takk ngemb comme ni émission bi tudd. te dem mbapat ji. du dëgg ndax bu ñu bëggee nekk champion faaw ñoom mbapat. bu jugee si loolu dañuy def loolu dem seetaan combat te dellu si waat. ñu dugal nañu combat Boy Niang Sa Thiès ñu seetaan ko dellu si waat. ayca bisimilah. national RTS 1 8h06 drapeau première dame du Sénégal parrainé par communicateur traditionnel organisé par Thialis Leewtoo 5e édition pour la Thialis Boy Niang ak Sa Thiès arbitre soufflé na waaw ñaari mbër yaa ngi ni tekk combat bu doy waar. ñuy féliciter première dame du Sénégal di ko ñaanal yàlla arbitre soufflé na ñaari mbër yaa ngi leewaatoo Boy Niang Sa Thiès ñu ngi leewaatoo Boy Niang Sa Thiès ñu ngi leewaatoo Boy Niang wàcc na Boy Niang Sa Thiès ñu ngi leewaatoo Sa Thiès am ko na taxawal
Sa Thiès mu ngi leewaatoo Sa Thiès a ngi koy accéléré Sa Thiès a ngi accéléré Boy Niang Sa Thiès a ngi accéléré Boy Niang Sa Thiès 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 Boy Niang ñu ngi xeex Sa Thiès Boy Niang la ilaha illallah Boy Niang daan na Sa Thiès Boy Niang daan na Sa Thiès li ñu wax il fallait mu jox ko respect. voilà mbokk yi dellu si waat nañ seetaan nañ combat boobu ba ñëwaat. seetaan nañ combat bi. santaan Sa Thiès Boy Niang. Boy Niang. loo ñu mën a wax si combat boobu. waaw diggante Sa Thiès Boy Niang day bis boo xam ni damaa jàpp ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne da nga amoon sañ-sañ boo doon wane. waaw tey cër bu fi amoon xëy na Sa Thiès mën naa bëree Boy Niang si xel ak ci technique waaye ñàkk cër ñàkk koo jox cër ñàkk koo respecté tey moom moo tax mu ñëw ak xeebaane mu ñëw ni ko dinaa la wan ne maa la ëpp doole. boobu ban defee premier round xam na ni bu baax Boy Niang am na lu nekk si moom te leen donc moo ko mën a génne si làmb ji muy xeex ba mu defee xeex boobu nag booy bi nag trois cas la ndax doonoon ni Boy Niang doon na ba turandoo ba doon na bàyyi ba. mu ñëw remise ko fekk si ko ci xeex bi xool ba mu ko jël si suuf mu yaakaar ni moom tamit amul doole joonoon ban doolantee kaw Boy Niang liggéey sa suuf kon gëm naa ni làmb jooju diggante xeebaane ak ñàkk jox cër la Sa Thiès daanu. waaw Sa Thiès dafa manque de respect. Boy waaw Niang da ko joxul cër da si ko làmb joxul cër ndax ponkon mu toll ni yow nga wuti woon moom mu wuti woon abi bi ni prime nga da nga koy gëdd wuti ko kooku ñàkk jox ni sa adversaire cër la waaye boo liiree sa adversaire jox ko cër ba bi ne prime wala ngaa toog dans 10 minutes liir combat bi liir fi nga war a jaar ci moom koo xam ne yéen a tolloo yéen a tolloo doole tolloo taay munu non man gëmuma ni da ngaa war a gëdd nit ki rek loolu dàq ko ab xale sax boo ko gëddee boo reporté taxaw gëm naa ni boo ñëwee mën naa laa mas nga daanu waxuma laa poids lourd bu tey ni Boy Niang. Boy Niang nan la bëree combat bi. waaw Boy Niang ni mu bëree combat bi lépp ci calcul la ndax Boy Niang xam na ni Sa Thiès bu jëlee coup force de ñëw ndax daan na wax naa ma koy dégg mu ni Sa Thiès waa kër Double Less duñ jël coup. coup bu ñu jël rek dañuy ñëw forcé dañuy bëgg a fayu boo xoolee ba mu dóolee dënd bi rek ibbi kanam gi rek ba mu jëlee coup rek daa ñëwaat Boy Niang ci calcul bi mu naan xaaral bëree moom bëree suuf boo xoolee ci combat bi bu ñu ko tegaatee bëree bépp ci suuf la nekk. waaw dóolante ne ba ñoom ñaar féete suuf ca suuf la jeexee waa tamit waaw gëm naa ne daal moom ça va ji yaa ngi dugal ci combat ay reportage ci combat yi ndax macha allah. li nga en tant que promoteur en tant que amateur la wax fii waxee en tant que promoteur dafa wax en tant que amateur. set yàgg seetaan làmb mu xool nu mu analyser. di gis ngeen ni mu waxee. dañuy dellu si waat ñëwaat tuuti si Boy Niang. lan nga ñu mën a wax si moom parce que dafa am client. muy Lac de Guiers 2. dinañ delluwaat léegi ñëw seetaan combat mais dafa am client. mu nekk Koyaas ku nakaree bëreer. ku nakaree bëree si làmb. mu néew lu mu daan si làmb muy benn yoon. benn bi décision arbitre la. lan nga ñu mën a wax si Niang. waaw noonu la war a mën a préparer combat Boy Niang li may lay wax si moom ci fit gi am na ko ba noppi. bu dee doole ak technique mi ngi am moom. te seetlu naa ni muy bëree Lac de Guiers dina bett ñu bari. waaw dina bett ñu bari ndax Lac de Guiers défensif fee amu buntu du jàll. waaye nag Boy Niang mooy mbër moo xam ni du wanteelu combat am te loo ko may mu jël ko boo xool ni mbëree Sa Thiès rek waaw jox na ko cër. Sa Thiès ni ko tamit ñëw rey si la kon gëm naa ni combat bi lépp technique la koy Boy Niang di bëree. ñu bari ñu ngi naan Boy Niang dafa défensif. ñu ne Lac dafa défensif. kon ñaar défensif ñooy. moo tax ma ni la Boy Niang combat wam da koy liir fii amu buntu du dem kon ba tey défensif da nga ko koy jox. comme le gars yi di wax. Lac de Guiers tamit moom fii amu buntu du jàll mën naa toog fii ba suba di leetoo yow fii li muy liir gisu ko du mën a jàll waaye tamit Boy Niang doon na mbër moo xam bu liiree tuuti mën naa xeex bu la dóoree bu gisee buntu day ñëw. loolu moom doon na ko ci turandoom macha allah. voilà mbokk yi dégg ngeen li promoteur wax dégg ngeen li ñu mën a wax li mu ñu wax tamit si làmb ji. ñëpp dégg nañ ko bu baax ñu mënuñu def lu dem dellu seetaan làmb Lac de Guiers
Yékini te dellu siwaat 20h50 tey ci dimanche arbitre bi laaj na ñaari mbër yi dox pare nanu Lac de Guiers toj na nen bi nee na ko pare na Yaxya nee na ko pare na arbitre bi sifflé na ñoom ñaar ñu ngi leewtoo sorente nanu ñoom ñaar sorente nanu ñuy nuyu Moussa Diong ndeysaan bu Eco Bank sunu xarit taxawaay bi mbokk yi xam ngeen ni Baba Touré bi su tey la génn àdduna bu su tey lañ ko jébbal borom bi ci armeel ya ca Pikine ñu jaale ko Jeanne d'Arc de Dakar bi lay fekk na caam kum xaritu Roger Mendy ba dem na ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi leewtoo Yaxya dóor na Yaxya dóor na Lac de Guiers dóor na Yékini Lac de Guiers Yékini ngi wàcc Yékini ngi wàcc Lac de Guiers na mu daan bëree bàyyiwu ko ndax day xaar dóor na Lac de Guiers touché na ko boobu dal na yaakaar Lac de Guiers Yékini jàppante nanu ñoom ñaar jàppante nanu Lac de Guiers jàpp na ci ngemb Yékini dafa sol Yékini dafa sol Yékini dafa sol te Lac de Guiers dafa jàpp Yaxya ngemb la bëgg a jàpp ca kaw Lac de Guiers daan na Yékini Lac de Guiers daan na Yékini xale daan na voilà mbokk yi dem nañu seetaan combat ba delloo si Lac de Guiers Yékini gis nga combat boobu nu mu demee mu daan champion bu mag mu ne ko doon kindaraay naka la yoo daar si lamb def lu nekk si lamb gis nañ mujjee ak Lac lan nga ñu mën a wax si Lac nan nga gisee combat boobu. waaw combat boobu li nga ko mën a gisee mooy diggante Lac de Guiers Lac de Guiers Yaxya Diop ni Lac de Guiers bëree man dama ko see jox 10/10 ndax mbër mu mel ni Yékini booy bëree moom boo toogee di ko déglu bu la dóoree da lay jël si te boo xoolee Lac de Guiers daa dóor ba muy ñëw di dóore ñoom ñaar ñu daw dajee renfonté ba ñuy renfonté sa waay dóor plaqué ba mu jàll. Lac de Guiers doon na mën na mbër bëre boobu sàcc boobu kon l'essentiel daal mooy Lac de Guiers li mu bëri woon Yaxya Diop bu ko indilee Boy Niang gëm naa ni Boy Niang du doyal waaw ndax daal liir ba pare doo ko ñëw ni ko xaaral ma ñëw rek mamb dal sa kaw dama mambee dal sa kaw ndax boobu liggéey na doole joo xam bu demee mbëkkantee Yaxya mën naa am dara te loola def bu fekkee ne bii na moom daa toog di liir booy bi ah xale olof naan xale màgg na booy bi am na caay-caay goo xam gëm naa ni mën na say am ab tof de. voilà ñëpp gis nañ ni Sa Thiès bu mu dawee fudd bu mu dawee bu mu jógee wut si Boy Niang gis nañ la ko si fekk. est-ce que Lac bu jógee daw wuti noonu Boy Niang dina ko jik. ah bien sûr dina ko jikkee ndax Boy Niang ba tey Sa Thiès du Lac de Guiers Lac de Guiers du Sa Thiès Lac de Guiers man am na mbappat moo xam ne te am na raso boo xoolee Boy Niang Sa Thiès coup ba mu encaissé moo ko sonal waaye am na nu coup bi nu mu doon encaissé coup bi day ñëw mbappatam moom waaye dafa jël coup bi da koo dal 100% moo tax mu ne xam mu ñëw rey la te xam naa ne Lac de Guiers bu demee mbëb bu jëlu coup bu mbëbee mën naa am dara ndax am na poids kaw am na poids suuf am na nu muy demee noo xam bu ko jëlee rek
ah waaye tamit booy bi mën naa bëri waaye bu ko jëlee benn jël bi moom Lac de Guiers tamit néewut bëri ndax boo xoolee ni mu bëree Yékini ak ni mu bëree Modou Lo kooku néewu bëri waaw. la may avantage yu Boy Niang si combat bi. xanaa mu toog liir Lac de Guiers bu déclenché ku mu jaxasee moom ndax moom tamit mën na bëri waaye mën na xeex tamit trop nit ñi ne ñu ngi jaawale xeexu Lac de Guiers ak xeexu Boy Niang xoolal Boy Niang képp ku mu dóor dalaa jam te buy song de day lay xool buy rocceeku da lay dóor te kooku gëm naa ne bu raponte moom noonu avantage bi di moom moo koy moom. kan la xeex bi gën a jig si ñoom ñaar kan la avantage moom moo avantage si xeex bi. ka mu am avantage xeex bi. waaw Lac de Guiers. moo ko avantage si waaw xeex bi. ndax ñëpp nee na Lac de Guiers défenseur te xeexal la. waaw moom ku gëm naa ne moom avantage xeex bi moom waaye tamit attention ci kaw xeex bu baax Lac de Guiers moom ñëpp dina xam xeex la waaye tamit am na nu muy xeexee Boy Niang noo xam ne Boy Niang mën naa bàyyi waaw. waaw voilà mbokk yi dégg ngeen li waxul en tant que promoteur ba léegi li ma leen wax moom laa leen wax dafa wax en tant que amateur làmb yàgg seetaan làmb. dégg ngeen lu mu analyser combat Lac de Guiers Boy Niang. muy combat bu doy waar combat bu fas yéene def choc fas yéene def mbir. dañ si gën a waxtaanaat ak yeneen i mbër ak ñeneen ñoo xam ne am nañ si xam-xam dinañ si waxtaanaat bu baax a baax a baax a baax. voilà ñu dem dellu. ak sama réalisateur dellu seetaan beneen làmb te dellu si muy diggante Modou Lo Eumeu Sène ñëw ñu waxtaanaan si combat boobu. ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi leewtoo ñoom ñaar ñi ngi leewtoo moo tax gis nga làmb man ci jafe na. man ci jafe na de. man ci nit jafe na parce que ak mbër dañuy dabante mbër dabante la. Eumeu Sène jëlaat na tànk ba. waaw Eumeu Sène jëlaat na tànk ba. bi yoon nag yaakaar naa ne lamb bi day jeex. du jeex de jeexul de jeexul de jeexul de jeexul de. jeexul de lamb jàng ca suuf jeexul de. lamb jàng ca suuf jeexul de. lamb jàng ca suuf Bécaye jeexul maa la wax lii. lamb jàng ca suuf Bécaye loolu jeexalul bëri bi waxoon naa la bëri bi loolu jeexalu ko bëri bi loolu jeexul mënul tànk loolu jeexalu ko. mënul tànk fi mu koy jàpp du ko daan. waaw mais fii am jàpp ci poqtaan bi baax na ci moom. déedéet am na fi mu jàpp nii. waaw ba tey mënagu ci moom dara. parce que man damay ragal sax am na nu muy forcer Modou Lo da koy mbot. parce que Modou mbotkat la. ña ngay bëre di dox. waaw ña ngay bëre di dox. ña ngay bëre di dox. ah boo gàllee sa loxo ñàkk. ëmma bul gàll sa loxo foofu baaxul. boo gàllee fa loxo nekkoon moo gënoon a baax. waaw bu gàllee ñàkk. fa loxo ba nekkoon te moo gis gën a nga li ma la baax. waxoon Modou day bàyyi loxo bi dóor uppercut day téye loxo bi bàyyi dóor uppercut loolu danger la ba tey te Modou ngi téye ngemb la ca ginnaaw gis nga fa mu téye ca ginnaaw. waaw foofu danger la ci kii su ma doon Eumeu Sène du ma ko nangu parce que loxo Modou Lo bii buy rëcc mu di ko tegal 16. dëgg la. li ma la wax kay téere la Bécaye lu ma la waxoon. damay mën la daan naa ma seen. li ma la waxoon. lay la Birahim gis nga combat bi. d'abord ay yëppam. mën la daan naa ma jamais vu. voilà mbokk yi dellu si waat nañu Modou Lo Eumeu Sène Modou Lo jógee si défaite Eumeu Sène toog si victoire yor couronne roi des arènes bi jógee si victoire moom tamit nan nga jàngatee combat bi taxaw na de. waaw maanaam ni ñu jàngatee combat bi li si ëpp mooy guddi yi ñu toll Eumeu Sène moo nekk si en top ndax boo daanee ki ñëpp bëggoon a daan yàlla def nga daan ko muy Bombardier yi am xel mu daal toog si couronne bi ñu ni mooy roi des arènes moo di am si lu mu jógee amoon combat boo xam da ko joroon lu ne yàlla dogal tey jii mu ñàkk ko wala dajee tamit ki nga xamante ni muy Eumeu Sène kon gëm naa ne làmb jooju moom man bu ma doon jox favori Eumeu laa jox favori ndax moo nekk ci xel ma daal moo nekk ci en top moo li mu bëgg moom la Eumeu yor waaw loolu daal moom loolu laay teg foofu en attendant na xool. waaw pourtant dégg nga lu wax mais pourtant Eumeu day wutiwaat dañ koy may revanche moom Eumeu dañ koy may revanche parce que moo doo mujj si kawam te moom tamit li ko muur def loolu def parce que dégg nga si biir wax mu ngi naan ku ma dóor nag may abal yet bi moo fayu est-ce que dana yomb
est-ce que loolu mën na war na mën a yomb tamit. waaw loolu du yomb moom ndaxte Modou xam na fa mu jugee te xam na fu mu la dem waaw Modou fi mu jugee xam na ko fa mu war a dem xam na ko day xaw a métti ci Modou xaw a métti ci Eumeu ndax Eumeu tamit du nangu Modou daanaan ko ñaari yoon moo tax ma ni daal dina métti loolu Modou tamit du nangu Eumeu daan ko mu tegal ñaari defet loolu moo tax ma ni combat boobu combat calcul 100% bu ñu ko teg ci gàllaaj bu ñu ko teg ci doole man xam suñu ma koy teg ku gën a muus gën a ëpp calcul mooy daan. la may avantage Modou si combat boobu. xanaa mu liggéey rek ak calculam. calculam waaw. Eumeu tamit mu liggéey calculam. kan mooy favori. fi ne mu Eumeu laa jox favori. mooy favori ndax moo nekk ci victoire fi ne nii. waaw moo nekk en top nii. ndax xam lu gën a neex ci làmb boo jugee ci victoire di delluwaat di wutiwaat da ngay am xel ma daal dem waaye boo jugee ci défaite di wutiwaat da nga naa ay fu ma daan waatee fu ma jëm. di nga bëree ñaar yi ci défaite laa jugee kon damaa war a daan boo bëri di nga dem bëri ji pour daan kon ñaari yooyu di nga ko yóbbaale ci mbër kon booy dem dina la gën a yokkaat ay conseils gën a yokk ndax parce que conseils yu bari yooyu yëpp boo ko yóbbaatee ci làmb jëf kon moom jàpp naa ne daal fi ne làmb ji moom. dina neex lool dina doon làmb ji calcul 100% man teguma ko ci gàllaaj non non. voilà mbokk téléspectateurs yi. Alba TV ñuy woon seen émission takk ngemb tey ñu dalaloon tey benn promoteur bu mag amateur làmb. Serigne Cheikh lan mooy kàddu gu mujj gi. moo xanaa santaat yàlla julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di sant sama sëriñ Messugu di sant sama waajur bu jigéen bi ma yàlla bàyyi waajur góor ba sunu borom yokki leeram di nuyu waa Alba TV di télé boo xam ne site boo xam tubaakàlla macha allah ba mu juddoo si dëkk bi yàggut waaye def na liggéey bu yaatu tey ba kenn ku ne yaa ngi wut amal moom ay partenariat loolu laay sant sunu boom mu fekk si ma nag man le jeune promoteur gars yi naan le promoteur tous les temps ñii naan le promoteur caisse émergent ñii le promoteur de la jeunesse ma ci sant bu baax a baax vraiment di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi bëgg sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu di jox rendez-vous nag incha allah le 21 avril maa ngi waaj benn journée boo xam ne daal incha allah bi man waa Arbaax TV. ñoo ci àndandoo def démarche di nuyu bu baax suñu xalifa yi fi nekk ñoom ñëpp di nuyu suñu njaatige muy suñu kilifa di Mor Niang di nuyu suñu kilifa gi yàlla boole ci kër gi muy Aliou Niang moom la nekk fii tey ci Saalam loolu di la ziar bu baax di ziar tamit suñu technicien bi nga xam ne moo nekk ci kii bi. Demba waaw di jaam Demba ñu ngi koy ziar bu baax a baax macha allah ndax tamit mi ngi liggéey bu mucc ayib. waaw tey damay jàpp ni daal tamit télé bi yóbbante wu leen lenn ndax ay techniciens yu xarañ. waaw macha allah ñoo nekk ci kanam plateau bi incha allah jërëjëfati kontaan nañu bu baax a baax a baax. waaw sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu. di la jox rendez-vous fan yi rek. incha allah rabbi dinañu liggéey te liggéey bi des na lu bari. ñu kon ñu ngi lay nuyu di nuyu waa kër gi ci fekk tamit ñëpp. parce que fii tamit suñu kër la fii bu ñu ko waxee wax ko ñu làmb. bu ñu ko waxee waxi sport. parce que ñu ngi si ëtt Baye Siri Niang. waaw ndeysaan. waaw yàlla na ko yàlla yërëm mu nekk sunu baay ju baax yàlla na ko yàlla xaree àjjana. waaw tamit en plus tamit di lancer waale message ni tamit ñu ngi si kër Boy Niang. ndax Boy Niang boo nee Boy Niang ni ndeysaan noonu si yàlla yokki leeram kër gi la doon takkee ngemb di ngemb fukki sër ñaar di yor leget ba bu ko këpp si kaw mi ay soow di sol mbubu cëlu cale ba kon loolu lépp tey fii la xanaa sunu moom dogaloon fii la amee woon kon yéen waa Arbaax TV boo leen dikkee fii dañ naa ne mucc ngeen raw ngeen ndax lu mus am yéen a ko def tey jii ñëw fii tey def émission lamb ji nee naa daal képp ku bëgg a suivre làmb ni mu dekkee a làmb lu koy doxal na nga ñëw fii incha allah ci waa Arbaax TV bi daal jërëjëf bégg nañ bu baax a baax ci yéen. voilà mbokk téléspectateurs yi dégg ngeen ni sëñ Cheikh wax promoteur ñu ngi leen nuyu te ñu ngi woon seen émission takk ngembo nekk émission boo xamante ne làmb rek lañ si waxtaanee làmb na bu ñu ko waxee li ñuy wax dafa bari làmb dinañ seeti mbër yi dinañ seeti promoteurs yi dinañ seeti lépp lu concernant làmb ba si diététicien yoo xamante ni mbër wala lekkee wala naanee lépp dinañ ko dem ñu lijjanti ji ko. ñu waxtaan si waxtaan bu yaatu bu am solo mun ñu def loolu jox leen rendez-vous ba semaine prochaine incha allah rawi si beneen numéro takk ngembo maa ngi nuyu sama réalisateur bi maa ndal Demba
macha allah ku baax xale bu yaru yal na la yàlla defal tawfiix du nuyu waa Alva TV yëpp macha allah ba beneen yoon wa salaam. yerwago